képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bii rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité. tey dañu fi daje woon pour def li nga xamante ne bii mooy réunion CLD préparatoire Grand Magal de Touba. comme ni ngeen ko xamee waxtu màggal gi daanaka jot na te réunion CLD bi mooy réunion bi nga xamante ne bii mooy réunion bu jiitu ginnaaw moom dina am CDD bu préfet di jiite dina am CRD bu gouverneur di jiite waaye ministre bi si wàllu boppam ministre de l'intérieur dina am réunion bu mu jiite balaa ñoo def réunion d'évaluation fii ci Touba. donc ñu jàppoon nag waxtu woote bi moom jot na daanaka ndax di des ci màggal bi daanaka matul ñetti weer ñu woote woon fii ànd ak comité d'organisation bi nga xamante ne bii ci présidence su Serigne Bass donc Serigne Ousmane Mbacke Gaïndé Fatma nekk coordonnateur bi daje fi ak service étatique yi ñu sottante ay xalaat ci li nga xamante ne bii état war na ko jàpp comme ni mu ko daan defee pour que organisation Magal Touba édition 2021 nekk organisation bu mucc ayib loolu lañ ci doon waxtaanee ñu xamle ne màggal gi ren aussi dafa nekk ci contexte boo xamante ni bii contexte bu particulier la waaye bu ñu xam la aussi ndax daanaka ci contexte bu mel nii la ñu defee woon màggalu 2020 donc nag koo defaat ci 2021 bi muy contexte Covid donc nekk contexte aussi hivernage moo tax comme ni mu ko doonee woon daaw donc li nga xamante ni bii mooy wér-gu-yaram bi dafay occupé waat même place bi mu occupé woon que daaw ndax jamono ji ñu nga xamante ne bii ñu ngi woote CLD bi daanaka Sénégal mi ngi ci 3e vague. kon nag matukaay yi nga xamante ni bii jëloon nañu ko daaw donc dañu koy jëlaat ba mu mat sëkk wala sax ñu dolli ko di ñaan yàlla rek balaa ñoo àgg ci màggal gi la nga xamante ni bii moo ñu daloon daaw dalaat ñu maanaam ñu seetlu ay cas yu bese ci anam bu gën a raw sax suñu njort am nañ ci yaakaar bu baax ndax nag ñu jàpp nañ ne ki nga xamante ni bii mooy tax ñu daje fi di waajal bésam boobule déggoo nag suñu boroom déggoo boo xamante ni bii jàpp nañ ne dëkkam bi maanaam li koy aar moom xëj na mën na bañ a jóge si ñun waaye ci moom lay jógee ak si suñu boroom kon nag loolu moo tax ñu daje woon fii on a passé en revue service maanaam domaine yépp ginnaaw domaine santé bi waxtaan nañu fi ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu sécurité la waxtaan nañu tam aussi ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu ndox la ndox nga xamante ni bi lu soxal Touba la ren nag ñuy wax ne am na ay jéego yoo xamante ni bi daanaka bi ñu génnee màggal gi ba fii ñuy wax ak yéen ci la nekkoon donc di am yaakaar rek jafe-jafe yi nga xamante ni bi amoon nañ ko daaw dina xaw a wàññeeku waaye xam nañu itam ne màggal gi li muy indi ci mbooloo ndax jàpp nañ ne moom mooy 2e événement religieux bu gën a mag après aj bi xam nañu ne faaw mu am ay jafe-jafe ndox mënul ñàkk waaye sunu taxawaay mooy wàññi ko ba ni ko askan bi doon yëgee fii mu gën a wàññeeku am nañ ci yaakaar bu baax waxtaan nañu ci wàllu assainissement ak énergie lépp loo xamante ni bii tam ci wàllu jënd ak njaay bi la wàllu xale yi wàllu matt mi wàllu élevage nga xamante ne bii jàpp nañ ne moom tam domaine bu am solo la ndax màggal gi kat ak ay bernde ñoo ànd wax na di sànq lim bi mooy wane ne màggalu Touba wax dëgg fa yàlla comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen waxuma la sax dimension religieuse waaye dafay impacter positivement ci économie Sénégal donc jàpp nañu ne bépp activité boo xamante ni bi nit mi ngi ciy yëngu fii Sénégal bu màggal di jotee li nga ciy yëgee ca bopp bokkut ak bu màggal ñëwul donc yoon la woon que état bi nga xamante ne bi moo fi nekkal fi askan bi yépp bu ñuy waajal lu mel nii
mu dugal ci loxoom comme ni mu ko daan dugalee di am yaakaar rek que li nga xamante ni bii nas nañ ko fi dinañ ko gën a consolider ci CDD bi gën ko consolider ci CRD bi ba dem ci kanam ministre de l'intérieur. Donc ñun jàpp nañu ne à partir d'aujourd'hui liggéey bi pour màggal gi commencé na donc li ñuy def mooy bépp engagement boo xamante ni bii service yi jël nañ ko ñu koy suivre au jour le jour pour que bu ñu demee ba ca bés ba la nga xamante ni bii état donc jëloon na ko comme engagement mu mën ko respecter à 100%. di ziar ak a ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér di rafetlu taxawaayam ci wetu état du Sénégal ndax ñun jàpp nañu ne moom réeroowul ak état ci benn fànn ndax lépp loo xamante ni bii ñun yëkkati nañu ko ci wàllu liggéey bi moom daanaka moom moo ñu ci gën a jàppale te li ngeen mujj seetlu rek mooy bi fi mbas mi jógee ba léegi daanaka moom geste barrière yi daf koy respecté li nga xamante ne bi moom la ko état santaane li des rek mooy ñun la ñu war nañu ko def waaye jàpp nañ ne borom bés bi dina wattu bisam ba incha allahu rabbi nit ñi dina ñëw màggal si ci jàmm dellu seen kër ci jàmm te benn tolof tolof du leen fi dal te loolu amoon nañ ko daaw waaye ren lañ ko gën a am yaakaar ndax jàpp nañ ne comme ni ma ko waxee rek dëkk bi ci lu nëbbu comme ci lu feeñ dafa am borom ndax ci lu nëbbu xëj na man du mu si sori ñoom sëñ Ousmane ñoo ci gën a yey waaye ci lu feeñ daanaka li ñuy wax Touba moom kër la ndax fàggu na fàggu boo xamante ne bii képp kuy borom kër moom nga fàggu ci wàllu moomeel ci wàllu titre foncier donc ci li nga xamante ne bii mooy nëbbu nag ñun jàpp na ne loolu mooy jagal màggal gi te loolu xam naa ne moom moo ñu ci ëpp pexe te incha allah rabbi nan ko daan defee dina ko defee incha allah loolu laa amoon ci lu may wax di leen sant bu baax di leen gërëm wasalaam. alhamdulilahi rabbil alamin ñi dellu santaat yàlla bu baax di sant waa ñu teew fii ñëpp rek ci turu Serigne Bass ñi xam ne mooy kilifa comité d'organisation Grand Magal Touba cant yooyu nag ñi ci jiital ñi ngi ciy jiital autorité administrative yi ak maire mi nga xam ne moo nu dalal fii waaye moom mu mel ne moom moo nekk ci digg màggal bi sant nañ leen ci turu Serigne Bass di beesalaat sunu engagement di beesalaat sunu engagement bu baax sunu pas-pas ak sunu dogu ak ñi mu àndal ñëpp ci ginnaawam fas yéene ànd ak yéen màggal bi di leen wax ne tàllal nañ leen sunuy loxo liñ ko baaxoo woon di def waaye nag mu doon tàllal loxo gu ànd ak rafet njott gu wér a wér a wér rafet njott gi it li ko wundu mënees na koo wax ndax dañu gis ay nit ñoo xam ne dañu yem ak ñun engagement ci jafe-jafe dëkk bi waaye ay nit yu yem ak engagement ñun ci yitte màggal gi mu mel ne jafe-jafe dëkk bi nga xam ne saa su ne moom la dëkk bi di dund ci lu dul màggal jafe-jafe yooyu mooy continuer di gën a metti su màggal gi ñëwee kon mu mel ne saafara jafe-jafe yi balaa màggal mooy waajal màggal gi ci gàllankoor yooyu loolu nag yàlla def na ñu ngi ci ànd ak ay nit jafe-jafe yi lu ci gënoon a ràññiku bokk na ci ndox bokk na ci sécurité bokk na ci électricité bokk na ci wér-gu-yaram bokk na ci yu bare yu ñu mënta lim waaye ñuy wax rek ne secteur yooyu benn bu ci ne
am nañ ci ay ak ñoom ci ñu ko yor ay collaboration bu mat sëkk boo xam ne jàpp nañ ne suñ ko wéyalee ba màggal gi ñëw lu bari dana woyof yàlla mën naa defit njàqar yu bari suñ borom teggil na ko loolu nag loolu nag lépp lu sëriñ bi la ndax sëriñ bi moo dugal kàddoom ci lu bari ci yu mel noonu ba tax na mu ñemee lu ñu toog waaye it kilifa yi jàppale gi egg na ci sëñ sëñ Bass rafet njox bu baax te yaakaar rek ne taxawaayu daaw yi ci contexte bi dañu jàngal ren ndax ñu ngi wax 3e vague ci pandémie bi am 3e vague bi fekkente ne ñaanuñu yàlla sax mu wéy bu boobu waaye nag am nañ expérience bu ndaw ci par rapport ak daaw expérience boobu nag defe naa suñu gënee yokk suñu pas-pas yokk suñu moyen waaye gën a dëgëral suñu jokkoo ak jokkalante bi defe nañ ne mën naa gën a yokk résultats yi ñu amoon daaw te résultats yi ñu amoon daaw nag ñëpp gis nañ ko àdduna bépp xam nañ ko waaw même presse internationale bi sax wax na ko kon loolu lu wér la lu tegu ci xam-xam la du lu ñuy wax loolu nag tax na li fekk ñëwagut xamagunu nu ñu ciy doxee ak lan moo ciy doon ndigal lay wéy waaye nag sunu warteef ci ndigalu sëriñ bi ci njiitul sëriñ Bass mooy xam nañ ne màggal gi dina ñëw incha allah xam nañ ni ne mu tartar dana fekk ay nit waaye xam nañ ni ay nit a koy waajal ci ñun ñoo ko war a waajal kon dañ ko waajal nañ ko daan waajale incha allah loolu daal lañ amoon ci gàttal luñ doon jokk la rek ci ndigalu sëriñ bi di wax ne moom mi ngi ñaan gërëm na jataay mi ngi leen di ñaanal di sàkku it julli yëpp ñaan sàkku it Sénégal yëpp ñaan waaye rawatina murit yi te ñaan moom mooy sunu lépp moom lañu am ñaan it mën na lu ne la amoon daaw kenn mësu ko woon foog lu ko raw nag ci jàmm ak i ndam yàlla nañu ko yàlla defal ci dara yi Sëriñ Tuuba jërë ngi def ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp la حميد من يصمني من الدرر fii si Touba mbokk yi saa su ngeen itteewatee pressing ak blanchisserie bu méngoog jamono si ay machines yu xarala personnel bu xam wàll wi seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké si Touba nekk si usine glace route de Ndindi sa càmmoñ si wetu pharmacie bi jàppale ni nag bu ngeen fi accès da ngeen fi fekk soxna Muslim Mbacké mooy la responsable moo leen di taxaw ak équipe ba mu àndal doon équipe bu xarañ professionnel xam wàll wi mbokk mi bu fekkente ni nag da ngaa bëgg fóotlu ci pot bu mucc ayib seet loolu waaye tamit la gën a neex mooy bu dee yëre la bu ànd ak couleur da koy gën a renforcer couleur ba day gën a rafet ngay seen muy gën a éclaté bees tàq muy rouge wala bleu wala jaune doo si am dara lu la naqadi bu fekkente ni également da ngeen am yëre boo xamante ni dafa am tache nag moom mën na bàyyeekoo si lépp lu ñuy jëfandikoo wala encre bu tuuru wala matière bu mën a doon maanaam daal yëre bi moom bu gàkkee jàppal ni ak sunu ay produits fii si seen pressing blanchisserie Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké da ngay am la nga bëgg da ngay kontaan du am benn trace lii nag mbokk yi bu la ko kenn nettali boo fi accès xam ni ñooy waaja ñoo xam wàllu wi pressing bi mbokk yi mën nañu liggéey xam nañu wàllu wu ni mel te nag boole ko set ak sell mën na nag liggéeyal ku nekk bàyyi xel loolu kilifa yeeg dëkk bu sell bii di Touba bu fekkente ni seen biir kër da ngeen am nag ay drap ay rideau wala jumtukaay bu ngeen bëgg mu set lépp a yemb sunu ay machine xarañ na sunu personnel naka noonu kenn du ñoom waaye nag la gérante soxna Muslim Mbacké moo leen di gàttandu taxaw si lépp lu ngeen bëgg yamuñu foofu de dañuy passé ba mu am ay pli ay boo amee sa 3 pièces indi ko fii wala nga am sa xaftaan jàllaaba yëre jigéen bu mu mën a doon grand boubou taille basse kulim ju mbokk yi boo fi ñëwee doo ko réccu dañuy nag gom ba mu saf sàpp boole koog yëre bi bu pare day xeeñ lu neex ndax nag suñuy produit moo fa jaar produit yoo xamante ni du am
benn effet secondaire sa biir yaram da koy gën a préserver day gën a dëgër day gën a bees gaaw leen gaaw woote si 77 514 34 30 77 514 34 30 bu ngeen fi accès xam ni seen jafe-jafe si wàllu setal jeex na bis ni ki tey. pour nag ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk service bi ñuy joxe ci seen liggéey wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci numéro yi 77 610 36 85 wala 78 461 67 55 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am client yu bari kon nag bu leen ko wuute. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak seen bii di Mbacke Kadior TV à partir d'aujourd'hui gën nañ koo yaatal ci YouTube bi képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci seen bii rek di Mbacke Kadior TV luñ dugaliti dana ko am en exclusivité jërë ngeen jëf